salaamaaleykum mbokk xarit yi di safoo di seetaan seen site d'information préféré bii di Dental TV dal leen ak jàmm ci seen nouvelle émission bii di waxtaan ngeen si ànd seen xarit seen doom ndey Malcolm tey na sama émission dama ci am mbégte ak bànneex di si recevoir une femme battante boo xam te ne mu ngi ci milieu politique sénégalais mu ràññeeku ci loolu aussi tamit mu nekk en même temps professeur à l'université Anta Diop nekk en même temps aussi tamit présidente seen parti Aar la Yéen ñu koy woowee professeur Amsatou Sow Sidibé mais balaa ñëw ko si waxtaan bi maa moom nag lañu waxtaan bi am solo ci mim réew loo xamante ne actualité politique la dañ ko séddoo ak yéen waxtaan ak yéen mais balaa ñëw dugg si waxtaan bi wax moom nañu ànd dalal suñu invité du jour muy professeur Amsatou Sow Sidibé professeur Amsatou Sow Sidibé nuyu naa la di la dalal jàmm ci émission bii di waxtaan ci biir Dental TV. Amadou Ba maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu aussi internautes yi bu site Dental TV bëgg nag profiter de l'occasion pour féliciter leen parce que yéen vous êtes des jeunes mais vous êtes des jeunes entreprenants nekk ci banlieue bi di bay seen waar seen leadership da ngeen ko wane ndax bu ma nee leadership moo di ni seen njariñ seen utilité pour réew mi ma leen di féliciter yow nag yàgg naa laa xam nii nga mës a mel ak ñi nga àndal voilà donc loolu laa bëggoon a jëkk a wax ci njëlbeen. ok merci professeur Amsatou Sow Sidibé léegi professeur suñu waxtaan nag dañ koy xam première question dama koy tàmbale dama naan professeur fu mu nekk su ma nee professeur fu mu nekk dafa bëri ay sénégalais yu bëri. dañoo jàpp ni professeur dafa mel ni lu xaw a raar ci seen politique Sénégal depuis élection yi mu jàllee ba léegi gisatuñ ko fenn déggatuñ ko fenn bëggoon nañ ci xam nag ay explication lu waral loolu. disons que sama wax barewul mais maa ngi wax de temps en temps maa ngi ci télévision yi maa ngi ci rajo yi maa ngi ci site yi mais. maa ngi yëngatu man moo tax bu ñu nee dégguñu ma te maa ngi dugal sama loxo ci question nationale ak internationale li soxal askan wi maa ngi ci dama dul parloo nag du ma waxantu mais maa ngi dugal sama loxo bu baax ci li soxal askan wi. population bi ci bëri nag bu ñu nee tey jii nii professeur Amsatou Sidibé dafa mel ni lu raar dafa mel ni ñoom fu ñuy teg seen xalaat ndax dafa am ay combat yu bëri peut-être tey jii nii ay productions yu bëri dañ ko doon mëne nekk sur le terrain di sensibiliser population bi di leen xamal lu bëri ci état bi lu mu nekk di def mais dañoo population bi nag dañoo jàpp ni professeur Amsatou Sidibé dafa xaw a mel ne ñu wax ci terrain bi wax sur le terrain comme jamono yi temps ba Khalifa Sall nekkee ci kaso bi temps aussi tamit 2012 affaire Karim Wade boobu nekkoon na ci terrain bi di jàmbaar lu ñu leen wax quoi. mais population yi boo ci dañoo jàpp ne professeur bu dul ko dafa mel ni xaw a raar quoi. non man xam nga temps yi nii mbas mi coronavirus moo ñu tënk mais maa ngi sensibiliser di wax nit ñi nañu respecter les gestes barrières maa ngi wax ak nguur gi surtout président de la république di ko artu. gis nga ba mu ne bi mu jëkkee ni day ubbi mbir yi man artu naa ko ne ko defal ndànk même bu fekkee ni bëgg nga ubbil ndànk waaye bul ubbi bunt bi ŋàpp ndax pandémie bi dafa nekk loo xam ni dafa dangereux. ensuite man def naa ay actions sur le terrain distribuer ay masques. benn ci masque yi parce que man masque yi defe naa ni ñi jëkk jël seen tànk dem xool lan mooy masque yu am norme ndax dama daan dégg ñuy wax masque di gis nit ñi ñuy sol masque yoo xam ni du aar kenn man ma jël sama dàll dem université wax ak professeurs yi nekk faculté de médecine et de pharmacie ñu wan ñu lan mooy masque yoo xam ni boo ko takkee yëf bi du la laal di nga ci aaru bon bi ma ko defee ba pare defoon naa fi un projet bu ma jox
nguur gi mais bon xëy na saful woon nguur gi mais man bi loolu amee defal naa sama bopp ay masque ay milliers ay junney masque tasaare ko ci réew mi bi ma lay wan léegi ni encore une fois ci la bokk n'est-ce pas et puis donc j'ai beaucoup vraiment fait j'ai fait des interventions dans la presse pour parler de toutes ces questions mais simplement man dans mes habitudes parloo duma ko def de deux mbas mi pandémie bi garaaw na garaaw boo xam ni waruñu sax nekk fii di sànnente xeer à mon avis mais nañu def ay proposition man nag man foofu xëy na laa wute ak ñu bare dinaa wax li ma xalaat waaye duma taxaw ci critiquer damay proposer bu baaxee dinaa ko wax su bonee dinaa ko wax mais surtout damay proposer ay solution te loolu politique kuy def politique foofu ngay amee njariñ sinon nit ñi dañu mujj a sonn di dégg ay lii baax na lii bon na yem foofa da ngay def ay proposition dina ko déggoon xaw nga laal rek actualité mais ñu revenir tuuti en arrière léegi ñun dañoo bëgg a xam en même temps aussi tamit tey jii nii boo lié avec le président Idrissa Seck lu tax cette question parce que dañoo gis ni élection yi ñu weesu da nga bokkoon ci coalition Idy président mais léegi ñu bëggoon xam parce que bon y a certains internautes wala yeneen sites yu naan carrément est-ce que professeur Amsatou Sidibé génn ci coalition boobu la loolu lañ bëggoon ndax ba léegi professeur Amsatou Sidibé mu ngi ci biir wala génn na wala aussi tamit la mooy lien ak le président Idrissa Seck. non lien wu jàmm rek vraiment on a d'excellentes relations mais bu leen fàtte ni professeur Amsatou Sow Sidibé dafa nekk chef de parti politique bu tudd CAR leneen convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines ma mës nag di liggéey ci mbirum valeur yàgg na balaa nit ñi yëpp di commencer di wax valeur toggoon naa ko tuddee woon naa ko sama parti politique ba pare continuer di ci liggéey créer li ñuy wax la troisième voie politique donc man dama nekk leader d'un parti politique chef de parti bu tudd CAR leneen convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines gis nga le mot valeur yàgg naa ci bon ñu bare nag sopp nañ ko ñu ngi koy utiliser mais depuis bi ma créé le parti dama mettre l'accent sur les valeurs d'ailleurs looloo tax ma réfléchir pendant des mois et des mois sur cette option vision politique bu ñuy wax la troisième voie politique pour un Sénégal des valeurs donc dama bëgg a wax rek ni élection présidentielle bi ñu mujj def man candidate laa woon dem naa ba conseil constitutionnel pour déposer sama dossier bon surtout parrainage bi nag moo nekkoon problème parce que dañu ne ma clé caabi bi ma indi def fi parrainage yi caabi bi mënuñu ko ubbi bon évidemment yóbbu woon na ay carton kayit nag carton yi sax ñu nga fa donc sama candidature jàllul comme am na ñeneen ñoo xam ne étaient dans la même situation ndax ci téeméeri candidat ak lu topp ñu ngi nekkoon ñun ñaar fukk ak juróom yoo xam ne dem nañu conseil constitutionnel man bokk naa ci alors bi ñu refusé sama candidature mënatuma nekk candidate il fallait que ma dem jàppale nit man dama dem donc choisir ni damay jàppale Idrissa Seck dugg ci coalition c'était pour l'élection présidentielle mais dama am parti politique te dama am loo xam ni dama ko tëral réfléchir ci muy la troisième voie politique xam nga loolu duma ko wacc fenn voilà donc il faut simplement comprendre que
pour la période c'était une alliance de circonstances la mu demee woon moom moo wundoon loolu c'est ça oui. ok pour aller plus rapidement léegi ñu ñëw si actualité xaw nga ko junj sànq ci action sociale yi nga def man mii mën naa ko seede gis naa ko à travers les sociaux dem nga si yenn daara yi def ay don ay saabu ay gel ay masque mën naa ko témoigner. mais léegi loolu bu weesoo mois de mars ba Covid 19 bi ñëwee Sénégal dafa mel ne dañoo am beneen ère politique bu mel ni union nationale moo nar a n'est-ce pas. tout à fait tax ni président de la République ñu ko gënoon jafe maanaam si yenn leader politique yi wala yenn société civile yi pour ñu toog waxtaan ak moom mu jafe woon ko lool mais ba mbas bi ñëwee mu mel ni président daa am mu mel ni léegi Sénégal tempérament politique bi xaw na wàcc ñëpp ànd dans l'union mu mel ne guerre la ñu jëm une guerre avec un ennemi invisible président de la République woote ñëpp ñu parti politique yi société civile force vive à la nation yëpp mu woo leen ci palais ba pour ñu waxtaan mais loolu ba mu xewee tey jii ni am na ay ba mu génnee si benn force pour la lutte contre le Covid 19 ci toll 1000 milliards mais tey jii nii am nañu bëri si tool ay sénégalais yu d'accord ci aide bi ni mu demee am na ay sénégalais yoo xam ne dañoo jàpp ni aussi tamit aide bi fu mu war a jëm eggu fa am na ñoom dañoo jàpp ni jotuñu dara am tamit ay yenn politiciens tamit ñu jàpp ni maanaam aide boobu dañ ko teg uniquement pour un fait politique parce que am na si ñoo xam ne dañoo jàpp ni nguur gi dañoo ciblé seen ay militants pour jàppale mais pour nekkul si ay militants pour nga jot si day jafe yu étude boobu noonu yëpp nit ñu ko tàmbalee ba dem palais ba affaire yi force Covid 19 bi wàcc ceeb beeg wàcc ci port bi yow tey professeur yow loolu bañ jàngat nga si am nga seen ñoom wala vous êtes en déphase avec eux. mais man gis nga li xewoon Sénégal bi mbas mi ñëwee ba président de la République woo ñëpp ñëw loolu dama ci kontaanoon ndax loolu dafa wane ni sénégalais à la base jikkoom rafet na te bu fekkee ni dafa am musiba buy ñëw ci ñun ñëpp dañuy taxaw ne dañuy xeex musiba boobu waaye après yëf yi ni mu demee niñ ko doxalee moom moo indi tasaaroo xàjj ak seen ndax nañu déparé woon ñëpp joxe loxo mu nekk say mais régime bi nga xam ne moom moo doon doxal yëf yi dafa ci seppi nit ñi bàyyi fa ñi nga xam ni xëy na ñoom ñoo nekk ak moom directement te loolu nag xam nga lu mel na mbas mi benn nit mënu ko lijjanti benn groupe nit mënu ko lijjanti il fallait que acteurs yëpp ku ci nekk dugal ci sa loxo ñu mën a daan coronavirus parce que chiffres yi ñuy wax di ko xaw a xeeb ñun xeebuñu ko parce que bu nit benn dee ci yëf bi c'est que c'est grave bu fekkee ni 6000 et quelque dal na leen réewu Sénégal mënoon na fee bañ a yegsi mais dañuy comparer naan xool leen yeneen réew yi na mu fa demee fii mënoon nañu bañ a dépasser benn wala ñaar wala fukk waaye ni yëf yi demee donc dama trouver ni gestion bi li tubaab di wax gestion inclusive maanaam ñëpp dugal seen loxo moom moo xewul départ ba bëgg-bëgg bi ñëwoon na mais ba ñuy def dañuy def xàjj ak seen te ñun ñi ñëpp remarqué nañ ko parce que koo ci gis suñu amoon na ay idée ay projet yoo xam ni su fekkoon ni xoromal nañ ko yëf yi du ñëw ba fii par exemple man projet bi ma defoon ci affaire masque yi man dama dem waxtaan ak ña ma war a waxtaanal nee naa la université dem fépp fu ma war a jaar ànd ak ay nit na ñu am kattan pour defal ay masque yu baax ànd ak ñoom ñu dem ministère de la santé ñu jébbal ko dossier bi te xamuñu fan la ko def dafa mel dañu jël suñu dossier bi jox ko keneen. am na nag ñu ko jox mais c'est que ñooñu ñoo xamul yëf bi ñoo ko mënul yëf yi daal di lajj mais bu fekkoon ni ñun dañ ci dugal sañ loxo te bëgguñu ci woon xaalis ndax am na ñu taxawoon pour dugal ci seen xaalis ñoo xam ne du état bi mais ñëpp danañ am masque bu gaaw mais traîné na
ba nga xam nit ñi xamuñu sax lan mooy masque ba léegi nii te bu fekkoon dès le départ dañuy wane ni masque yi c'est obligatoire waaye c'est gratuit dañ koy maye yëf dina demee neneen mais boo nee nit ki c'est obligatoire ne ko nag demal ca pharmacie ba dem jëndi ko parce que man kat waxuma masque yi ñu jaay ci koñ yi de nga xam benn morceau rek la ñuy fas def ci élastique nga xam nit ki buy wax buy tëfli muy jàll ci biir ci diggante masque yi waxuñu loolu ay masque yu sérieux donc xam naa ni man def nañ ma loolu xëy na def nañ ko keneen mais bu yooyu bu amul woon yëf yi dina demee neneen. kon daal mën nañ jàpp ni état bi da doon parparloo woote bu mu woote mënoon na ñàkk parce que woo na nit ñi jox nañ ko ay proposition jëfeewul si dara mën nañ ko. woote bi nee naa la lu baax la woon. waaye dañu woo ba pare beddi ñu ci yëf bi gis nga léegi bu ñuy décider ci affaire njàngum xale yi mais ci biir ña président woowoon daf ci am ay professeur yoo xam ne seen dund yëpp jàngale yàlla may leen ci xam-xam ay xaleel nag nit rek bëgg nag def seen réunion seen biir rek ca biir rek jékki-jékki rek balancer ñu ne nii lay demee waay gis nga suñu compagnie gii boo leen ci boolewul mais pertement la pour population yi ndax lañ ci am comme xalaat suñ ko ci dugalee yëf yi day gën a jaar yoon mais man xawma lii lan la Sénégal ñoo ko bokk feebar bi seexlul kenn fépp lay dugg mais nañu ànd liggéey te ñoom bu ñu muusoon sax dañuy ànd ak nit ñi parce que bu baaxee dañ naan ñoom la waaye bu bonee dañu naan ñoom la tey ndax ñoo ci boolewul woon nit ñi. ba ci kaw loolu ñu desaat ci Covid-19 bu ñu gis ni avant-hier président Macky Sall moom si wàllu def na benn discours message à la nation maanaam lu si ëpp solo lu gën a seetlu wax na si ponk yu bëri mais lu si ëppal solo sénégalais yu bëri maanaam tey jii danañ si gën a jàpp maanaam tey jii état bi jël na décision enlevé lu ñu naan couvre-feu enlevé aussi tamit état d'urgence comme maanaam vie normale day ñëw te ñu jàpp ni ba léegi mbas baa ngi fi ene bi baa ngi fi parce que yow da ngay def ñun dañoo jàpp ni da ngay def couvre-feu on était au moins de 1000 tey jii ñu ngi enrôlé ay 2000 personnes yu nekk sous traitement am ñu bëri ñu ne sénégalais yi si wàllu boppam ñoo commencé relâché wu parce que takkatuñu ay masque waa plage yaa ngi fees mais est-ce que tey jii tamit nguur gi ak ak ndogal yi mu jël est-ce que tamit c'est pas trop risqué est-ce que du moom moo njëkk aussi tamit fuir à ses responsabilités face à cette lutte contre le Covid-19. en tout cas réew yi nga xam ni dañu taxaw ne jonn limiter liberté nit ñi ñoom ñoo gën a am ndam ci xeex coronavirus réew yi nga xam ne dañu ne seen yoon nekku ci ñooñu coronavirus rey na leen ba ñu dee du ma tudd benn kii mais am na dëkk yoo xam par jour ay junni nit ñoom ñoo doon faatu léegi li xew Sénégal mooy départ bi man newoon naa d'accord naa ci loi kii bi état d'urgence bi ak couvre-feu bi parce que il fallait que nit ñi wàññi seen dugg ak seen génn waxuñu confinement total mais état d'urgence day fexe ba nga xam ni takk der yi bu fekkee takkoo masque mën nañu am droit ne la ma ni takkal sa masque c'est obligatoire léegi c'est un peu plus compliqué bu ñu nee xew yi parce que xew yi problème la nañ ko wàññi état d'urgence yooyu yëpp daf ko doon régler xam nga état d'urgence ak couvre-feu dañ koy def ndax dafa war a am njariñ dafa am lu tax ñu soxla ko mais état d'urgence ak couvre-feu Sénégal semaine yi ñu jógee yëpp amul woon njariñ ku nekk yaa ngay def boo bëggee ngénte boo bëggee takk dëj yi dañuy nekk lu rëy nit ñaa ngi dugg ko génn Sénégal amatul woon luy justifier ñu def état d'urgence waaye dama ni mbas mi ñu nekk ci population boo xam ni ñu ci bare comprendre ñu il faut le dire boo nekkee chef ci réew da ngay orienter population bi su xamul xamal ko su fekkee ni dafa bañ
na gis ci sa bët ni yow bëggoo ñu bañ. xam nga l'autorité dafa am solo. il faut de l'autorité parce que bu fekkee ne xale yi da nga leen gis man dama dem keroog Seras gis xale yu góor yi macha allah xam nga foofu ëpp nañu ay téeméer takkuñu masque wala buñ ko jëlee ñu ngi nii ñëw ba ci sa kalam di wax ak yow boo leen ne waaw yow xam nga ni xëy na yëf bi du la jàppee noonu ndax xale nga waaye man mag laa te mën nga ma ko wàll boo ma ko wàllee fu ma jëm xam nga lu ma lay def nii la lay def maanaam yow li nga wax waxoo dara xam nga yooyu réew mënul continuer noonu kilifa yi il faut ñu am autorité waxuma ñuy doore nag waxuma doore autorité ak violence c'est différent mais il faut ñu am autorité ba nga xam ne nit ñi xam nañu la ñu war a def ak lu ñu warul def or ci gestion wu corona bi à part action yi ñu daan gis ne san suñu takk der yi tamit ñu ngi leen di leen encourager ndax def nañ ca la ñu mën wax dëgg yàlla à part yooyu daawuloo gis wax dëgg yàlla ci autorité yi ñu wane ni yëf bi soxal na leen façon boo xam ne du ñu nangu yenn yi te loolu bu ñu ko deful mbas mi man xamuñu fu mu ñu jóge jëmee dañuy ñaan na fi yam waaye xamuñu nag lan la yëfi nar a kii ndax saafonte bi duggante bi foonante bi deeyante bi mais loolu waaw léegi nag moom comme guddi gi léegi liggéey comme kii amatul ñu koy wax couvre-feu xale yu góor yi ñoom ak xale yu jigéen ñi war na mu ne yàkkamti nañu bay dem ay baal ak ay ñoom seen attention non mais il faut faire attention il faut ñu sensibiliser leen et puis donc il faut que ñu am une communication pour le communautaire une communication communautaire te communication boobu média yaa ngi ciy rey seen bopp di def la ñu mën mais il faut que état bi encadrer mbir yi parce que c'est quelque chose boo xam ay spécialistes ñoo ko war a lijjanti ay experts maa ngi sax profiter xaw a tooñ tuuti nos artistes parce que dañu am ay artistes yoo xam sont extraordinaires wax dëgg yàlla seral suñu xol waaye pour corona bi dañu lajj xam nga lu tax dañuy way corona di ko fecc kooku daan ne maa ngi ci sama doncaasil damay toog duma fi jógee te booy wax corona normalement à mon avis danga koy wax ak gravité corona kenn war ko fecc mérité wu ko ndax li mu ñu sonale war ñu def lu neex ci corona dañ ko war a li ñuy wax sànni jamra dañ ko war a jam mu dem waaw kon ñoom itamit nañu revoir nañuy artistes yi nañuy waxee corona. mel ne nag yàgg na fi am problème foncier Sénégal mais daan mel ne ci at yi ñu wees wala at yi ñu nekk nii la gën a fës ba tey jii nii amoon na ay famille am tam demoon nañ fële ca gàddaay demoon nañ ca justice réclamer seen droit ba yoon jox leen yoon dëgg mais taxul ñu ba léegi dañoo am problème pour jël seen ay suuf ba tax na que ñu dem def ay manifestation pacifique ñu nemmeeku si ay li ko waxee ay violence si ay famille am te ne amuñu benn arme léegi yow loolu en tant que déjà man en tant que femme politique responsable porteur de voix ñu situation boobu boo ko gisee lan la la def aussi tamit lan mooy sa xalaat sa gis-gis si bradage bi ak problème foncier bi am Sénégal. waaw dama bëgg d'abord wax ni lu yàgg la ci Sénégal parce que gis nga booru Bambilor am na benn général français bu tudd Bertin bu fa amoon defe naa 25 kilomètres carrés moom dëkk ba yëpp la jëndoon jënd këru nit ña village yi jënd fa ñuy suul nit ñi cimetière yi jënd marché yi lépp la jëndoon donc te loolu dafa indi nag problème bu rëy parce que
état bi moo mujj jënd terrain ba mu nekk ci turam donc état bi moom dëkkuwaay yi nga xam ne nit ñaa ngi fa ëpp na léegi téeméeri at donc loolu c'est un problème mais dama bëgg wax ni Senghor daf fi indi woon benn loi bu ñuy wax en 1964 loi sur le domaine national yëpp la réglé woon littoral bi ñëpp ko bokk booru géej ñëpp bëgg noyyi air marin ku ci pàcc dafa am ay pàcc am na lu ñuy wax domaine national nga xam ne ñëpp ko war a bokk ku ci nekk da nga ci am droit d'usage am na loo xam ne état bi moo ko moom léegi nag état bi mu ngi bëgg jënd terre yi de manière générale li ma bëgg wax mooy dama bëgg ñu delluwaat parce que am na ay commission yoo xam ne Doudou Ndoye def na ko professeur Souran mais dama bëgg man ñu dellu ci esprit loi bi fi Senghor indi woon 1964 sur le domaine national gis nga à l'époque bi ñuy defar domaine national boo jëlee téeméer ci suuf si juróom-ñeent fukki yi 90% kenn mënu ci woon a am droit de propriété da ngay ñëw nit ñi dañ ko soxla dañ koy liggéey boo ko liggéeyul ñu nangu ko jox ko keneen mu liggéey ko bon ñuy dem nag di dem ba nga xam ni dañu ci def ay titre foncier nga xam ni bàyyi d'abord ensuite titre foncier xam nga titre foncier yaa ko moom say sët ñoo ko moom la mu defoon droit d'usage la woon droit d'usage da ngay ñëw liggéey ci suuf si soo génnee àddina say doom ñëw liggéey ci suuf si mais moomuñu ko ndax dañu ne alalu askan la domaine national askan wee ko moom état bi moomu ko de état bi bon day exécuter rek mais moom ko léegi nag bon ay titre foncier ñu ngi ko ciy def am na ay problèmes yu am ndax nit ñi ni ñuy jëlee suuf war ko def titre foncier day ëpp kenn terewu ko léegi ndax évolution bi mu am li ñuy tere mooy ñu privatiser yëpp ba nga xam ni yëpp ay nit rek a koy moom askan wi dootu ko moom mais li ñu gis léegi ñu naan diw am na 1000 hectares 2000 hectares mais loolu boo ko jëlee ci benn gox mais ña fa nekk dootuñu am dara même bu fekkee da nga koy jël pour di leen liggéeyloo ñu am ca dërëm ñoom liggéey boobu baax na waaye ñoom ci seen bopp duñu am suuf surtout seeni doom dootuñu am suuf seeni sët dootuñu am suuf te dañ leen a war a sóoraale alors donc c'est des questions am na bu gàddaay bi gàddaay c'est vrai touché nga ko ñoo am nañu décision de justice ñu ngi doon kalaame sax ba ay violence mujj am en tout cas question la boo xam ne moom i tamit il faut que ñu toog saytu ko ak ñëpp borom suuf si ñi nga xam ne seeni maam ñoom fa nekkoon état bi ñi nga xam ne dañu bëgg def nekk ay promoteur ak ñoom seen ñu toog waxtaan def yëf yi na mu jaaree ba nga xam ne ku nekk di nga am sa wàll ci suuf si te kenn du la gaañ doo gaañ kenn. ok professeur Anta Sassou xam na dañ koy daal di tëjee question bii nii parce que waxtu bi moo ñu xaw a tàpp muy le cas Abdou Karim Gueye ak nekk fële ca prison kaso nga nekk professeur di jàngale droit xam droit di ko pratiquer tey jii ñu opinion nationale et internationale yëpp seetlu ni Abdou Karim Gueye wér-gu-yaramam doxewul na daa xaw a jagati mais léegi yow est-ce que tey jii nii yow sa gis-gis en tant que juriste wala kuy jàngale droit est-ce que tey jii nii moom bokk warul mériter am une liberté provisoire rien que pour mu leen faj. waaw xam nga man wax naa ci man ak femme leader yi def nañu benn communiqué pour ñaan ñu may ko liberté provisoire mu dem faju ji parce que affaire la boo xam ni bon c'est une affaire de justice fi ngay mënoo sore ci yenn yi waaye ñaan nañu xam nga lu tax moom feebaram dafa grave ba nga xam ne obligé woon nañu mu dem Allemagne faju ji wérul moo nga kaso alors boo nekkee kaso tamit da nga am ay àq ak yelleef
da nga am droit à la santé da nga am droit à la vie da nga war a dund kon boog bu fekkee ni sa yaram wér-gu-yaram demee na yenn demee ni mais état bi dafa war a fexe ba nga dem faju ji kon boo moom place am temps yi nekkul prison nekkul prison place am mu nga hôpital ñu war ko faj. mbokk yi encore une fois di leen fàttali ñu ne professeur Amsatou Sidibé rek am na question bi moom laa koy tëjee léegi mooy lan laa bëgg laaj professeur Amsatou Sidibé bokkoon nga ci gouvernement Macky Sall en 2012 jamono yooyu su ma juumul c'était Macky président guddi yu ñu toll nag après su ma juumul après daal la ñu def Benno Bokk Yaakaar léegi man doo bëggoon nga defal ma benn comparaison rek entre jamono Macky président gouvernement boobu nga bokkoon Macky président parce que yaakaar naa si yeneen ñu jël nguur gi ñu faral la ministre conseil ak aussi Macky Sall bu ñu am léegi muy Macky boo am te ne leader Benno Bokk Yaakaar la tey jii boo doon méngale ñaar nit yooyu noonu est-ce que c'est la même personne ou bien am nañ différence. moom nag war na man bi ma nekkee foofu xam nga dama fa mujj jóge parce que man su ma d'accordul rek man ñëpp dañuy xam ne d'accorduma donc à l'époque am na yu ma daan gis d'accorduma ci wax naa ko ba nekkatuma fa léegi c'est la même chose gis naa lu bare loo xam ne d'accorduma ci te maa ngi koy wax li ma d'accordul yëpp maa ngi koy wax am na nag ay problème tey yëf yi dafa am ànd ak problème parce que encore une fois li ñu war a def ba askan wi ay àqam ak ay yelleefam ñu respecté ko ni ñu koy defee man gëmuma ko du noonu waaw dañu war a nag ubbi seen bët di déglu nit ñi buñ leen di jox seen xalaat ñu di koy jël en considération sinon c'est pas possible voilà loolu daal mën na seetlu naa ko ci voilà seetlu naa ci loolu. ok xam naa professeur bu ñu fiy jaaree ci daal émission bi juste aussi di la fàttali suñu sponsor bu ñu gunge ci émission bi muy Touba immobilier Touba Médinatoul immobilier. Touba. Médinatoul immobilier lii loolu. Touba Médinatoul immobilier. njurul. ñu yëngu ci ay wàllu kër ci wàllu terrassement ci wàllu jaay kër ak en même temps je pense que tamit ci wàllu nu ko waxee location de voiture n'est-ce pas dina ko xam ne dina wax seen numéro 33 la 878 35 65. waaw loolu am na solo àddina bind numéro bi parce que yooyu ñuy yëngatu yëpp xam nga yëfu àddina la yu ñu c'est ça ah Bassirou Ka ok. nu ma ah bon ah man de xam nga attention yaa ko wax de xoolal gis nga léegi nit balaa muy jël dara na xam fan la yëf bi jóge ak na mu jaare sama mbokk pulaar bi kapuloo incha allah rabbi incha allah. di la wax ni Dental TV kontaan nañ ci disponibilité bi ci temps bu ñu accordé ñu waxtaan parce que xam nañ aussi tamit personnalité la te temps jafe na trop aussi am nga ci yi nga nekk la ciy jaajëfe temps bu ñu may ñu toll si waxtaan yow si lu jëm ci réew mi Sénégal bi yëpp. dama bëgg li ma bëgg mooy mbas mi daf ñu tënk te mënuñu yegg fenn su fekkee ni daanuñu ko nañ leen xeex daan ko économie am na solo waaye nit du koom-koom rekk nit koom-koom la nit wér-gu-yaram la nit jàng la nit dëkk la nit lekk la nit lépp la kon ba bu ñu jël rekk économie bi teg ko ca kaw fàtte yeneen yi ndax dañu ne balaa ngaa naan naam ne fa góorgóorlu leen ci masque yi ak ci mesure barrière yépp wàññi saafonte bi tey raxas loxo yi def attention aussi voilà loolu laa bëggoon a wax ak waa banlieue kontaan lool nag ci seen dynamisme macha allah waaw. mbokk internet Dental TV c'était juste pour ça mën ngeen fi amoon Malcom ak suñu tata en même temps professeur Amsatou Sidibé ñu doon waxtaane réew mi ci émission bi di waxtaan ma di leen jox dañu si beneen numéro ak beneen émission waxtaan merci beaucoup.
waaw dañu war a nag ubbi seen bët di déglu nit ñi buñ leen di jox seen xalaat ñu di koy jël en considération sinon c'est pas possible voilà loolu daal mën na seetlu naa ko ci voilà seetlu naa ci loolu. ok xam naa professeur dañ fiy jaaree tëjaale émission bi juste aussi di la fàttali suñu sponsor bu ñu gunge si émission bi muy Touba immobilier Touba Médinatoul Ndiru immobilier. Touba. Touba Médinatoul immobilier Médinatoul Ndiru immobilier suñu. lii loolu. Touba Médinatoul Ndiru immobilier. njurul. ñu yëngu si ay wàllu kër si wàllu terrassement si wàllu jaay kër ak en même temps je pense que tamit si wàllu nu ñu ko waxee location de voiture n'est-ce pas dina ko xam dina wax seen numéro 33 la 878 35 65. waaw loolu am na solo àddina bind numéro bi parce que yooyu ñuy yëngatu yëpp xam nga yëfu àddina la yu ñu c'est ça. ku koy gérer mooy Bassirou Ka. ah Bassirou Ka ok. nu ma la ah bon ah man de xam nga attention yaa ko wax de xoolal gis nga léegi nit balaa muy jël dara na xam fan la yëf bi jóge ak na mu jaare sama mbokk pulaar bi kapuloo incha allah rabbi incha allah. di la wax ni Dental TV kontaan nañ si disponibilité bi si temps bu ñu accordé ñu waxtaan parce que xam nañ aussi tamit personnalité la te temps jafe na trop aussi am nga seen yi nga nekk la siy jaajëfe temps bu ñu may ñu toll si waxtaan yi aussi lu jëm ci réew mi Sénégal bi yëpp. dama bëgg li ma bëgg mooy mbas mi daf ñu tënk te mënuñu yegg fenn su fekkee ni daanuñu ko nañ leen xeex daan ko économie am na solo waaye nit du koom-koom rekk nit koom-koom la nit wér-gu-yaram la nit jàng la nit dëkk la nit lekk la nit lépp la kon ba bu ñu jël rekk économie bi teg ko ca kaw fàtte yeneen yi ndax dañu ne balaa ngaa naan naam ne fa góorgóorlu leen ci masque yi ak ci mesure barrière yépp wàññi saafonte bi tey raxas loxo yi def attention aussi voilà loolu laa bëggoon a wax ak waa banlieue kontaan lool nag ci seen dynamisme macha allah waaw. mbokk internet Dental TV c'était juste pour ça mën ngeen ci amoon Malcom ak suñu tata en même temps professeur Amsatou Sow Sidibé ñu doon waxtaanee réew mi ci émission bi di waxtaan ma di leen jox ba léegi si beneen numéro ak beneen émission.